Votre famille en Europe a l'habitude de vous envoyer de l'argent? L'application TapTapSend est votre solution. Depuis l'Europe, les frais sont fixes et ne dépassent jamais 2 euros. Au Sénégal, vous recevez directement l'argent envoyé sur votre portefeuille Orange Money et sans aucun frais de retrait. Grâce à TapTapSend, plus personne n'a besoin de se déplacer. Vos proches en France, en Italie, en Espagne, en Allemagne, en Hollande, Belgique vous envoient directement de l'argent depuis leur canapé et vous le recevez dans votre Orange Money. Jërëjëf TapTapSend. 10 euros offerts sur l'application TapTapSend en mettant le code promo LUTTV. aywa Matar Fall moo ngi nii maa ngi lay nuyu di la ziar moom. Lamine maa ngi lay ziar di la fay bu baax a baax a baax. yaa ngi si jàmm. maa ngi si jàmm baax a baax a baax. suñu mbër dafa am combat moo tax nga dagg yi tey ñëw assisté ko xool ko ci ban état la nekk instant. waaw instant bi moom li ñu gis dal na xel quoi xam nga buñ fi tewee yàlla ak soq moo tax ak ëmma ndax xam nga ku ñu xam-xam ñu Pikine ku ñu xam-xam ñu ginnaawaay gin dëkk waaw moo tax ñu seetaan si leen rek xam nga gis nañ nag lu dal xel quoi waaw. si juin yaakaar naa dañu war a bëre soq ki mu bëre xam nga ko gàmm gi. non xaw ma gàmm gi waaye xam naa soq moom dama koy dégg ni wet xam nga mais man soq laa dëkkal soq laa xam yaa ma gën a xam waaw. sa xel dal na ci soq. waaw trop. am na date bu mag booy waajal le 19 juin Sorano dama bëgg nga ñëwal ñu ci ñëwal ci mbokk internet yi waaye nag ñëwal ci waa Pikine surtout nag say mbokk loor la. waaw Lamine comme ni nga ko waxee dañuy waaj date bu mag muy Sorano le 19 juin xam nga du sunu yëf yëfu Pikine la parce que tey lépp lu nu mën a am sunu àdduna Pikine moo nu ko gënal lépp lu nu mën a doon tamit Pikine moo nu ko gënal rawatina nag fi nu dëkk muy ginnaawaay gi ni yeewoo chaque jour xam nga te da ngaa tudd léegi leen bokk muy mbokk loolooy bis bi du sama bisu loolooy la bisu Pikine la bisu ginnaawaay la bisu banlieue bi la man lenn laa si am bis bi réussir ñu ni doomu Pikine moo réussir loolu kese laa si am. léegi bi nga jàppee date bi est-ce que yaa ngi sentir ni say mbokk ñu ngi dugal seen loxo bu baax. waaw samay mbokk moom seetaanul ma loolooy moom seetaanul ma benn yoon parce que masuñu maa seetaan ku si mel ni Bade Seck mi ngi siy jàpp bu baax ku si mel ni Ale xam nga ak yow Lamine Seck yaa ngi siy jàpp ak ñoom Pape Fall ak groupe Kapo yëpp ñu ngi siy jàpp ak moo yombuleeg ak Soxna Dieng mi ngi siy jàpp bu baax a baax mbokk yi moom seetaanul ma benn yoon di nag au fin. 19 juin la nan nga nar a ñëwee. non lu doy waawet xam nga damay ñëw ak samay mbokk ànd ak samay mag ànd ak ñi nga xam ne ñoom laa war a àndal let xam nga xuus ñu am ndam c'est le Pikine ki gañ kese. lu mel ni loolu génn bu mag la ci génn yi nga jot a def bii moom dafa mel ni mooy bi ci gën a mag. waaw bii ñu ngi soog a am bis masuñoo am bis sunu àdduna yi masuñoo am bis c'est la première fois ñu am bis non masuñoo am bis parce que defuñu fi dara c'est la première fois ñu soog a am bis masuñoo am bis parce que li tax man la masuñoo am bis mooy c'est la première fois nga gis artiste bu ndaw boo xam ni génnewul album génnewul dara ñoqali naan day dem Sorano li ma ko may nag leen la muy damaa dëkk si Pikine ñu bëgg ma rawatina nag fi ma dëkk muy ginnaawaay ñu bëgg ma xam maay kan moo tax nag ma bëgg a xëcc natt sama doole xool ba xam lan laay am parce que Lamine boo dëkkee si dëkk ñu defal la lépp abal laay tànk abal laay bët fu la neex ngay dem fu la neex ngay dugg ñooñu wàccoon na nag yow leen nag laa leen desel delloo leen jukkal delloo leen ma lebal moo tax ma woo leen Sorano waaw. Pikine ñoom tamit est-ce que ñoo ngi ci jàpp parce que tamit autorité bokk na ci ñi nga xamante ne ñooy jàppale seen goxu seen doomu gox est-ce que autorité Pikine yi ak ginnaaw raay ñu ngi ci. waaw monsieur le maire moom mi ngi siy jàpp Ablaye Diop waaw ñu ngi si woon ak bépp autorité Pikine nga def comme Ablaye Diop ni muy def ku si mel ni Pape Gorgui Ndong Pape Ñambe xam nga monsieur le maire ville de la Pikine ñu ngi ko si woo xam nga di si woo tamit Thierno Ndong Ba di si woo képp koo xam ne autorité nga nekk si dëkk bi ñu ngi la si woo parce que bisu dëkk bi la bu réussir Pikine a réussir monsieur le maire Ablaye Diop moom mention spéciale ñu ngi siy jàpp bu baax a baax a baax. incha allah dinaa ñëw ñu gën ci waxtaan comme soq moo gën a jege 6 juin ñu waajal 6 juin wala boog ngeen waajal 6 juin man ma waajal le 19 juin. yaay sama mag te fii moo ñu boole loolu kese la. le 19 juin rek. sa yëf la kese kontaan naa Lamine. bëgg naa nga maye dara de fii nga koy maye wala fee. fu la neexee. maye ko fi. mbax yaa kopp moom Lamine. te waa nga yaay boomi waay mbax yaa kopp moom Lamine Seck waay. te waa nga yaay boomi. ñi ngi ñaan ni jàmm Lamine. ñoo ngi ñaan soq daan ndam lu sedd wàcc waay maa ngi ñaan ëmma yàlla na ko yàlla may ndam Lamine waay ñi ngi lay ñaanal li waay danoo bokk lu nu mënta séddu yaay sama askan Lamine waay mbax yaa kopp moom
teraanga yaay boome waay na nga jàpp taw bàyyi bul masa bàyyi ko benn yoon yaay doomi loo ñun ñi lii dongu la nu am Lamine Seck lii dongu la ni sago bu nu sañoon Pikine day am ndam bu nu sañoon ginnaaw waay de jël pee mbax yaa kop moom teraanga yaay boome Sokh waay ndamat Sokh
waaj combat am nag dimanche la war a bëreel moo Gamou Gueye Sokh fekk nañ fi muy répété fii nga xamante ni ginnaaw raay la ay mbokam dar ko ay xaritam dar ko waa équipe dar ko mais Sokh maa ngi lay nuyu. yaaram ñu ngi lay fay ñu ngi santaat Serigne Touba bu baax di wax onze billah bisimilah ina wal yàlla jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ñu ngi santaat suñ Touba bu wér a wér waaw di sant sëñ Abdou Karim Mbacke suma sëriñ suma xarit di ñaanal suma baay Murid Mbay yàlla guddal fanam di ñaanal maam Cheikh Anta Mbacke borom Daaru Salaam yàlla guddal fanam wéral ay cëram ci taxawaay bi muy taxawu Sokh di ñaanal suma yaay gudd fan ak wér gu yaram di ñaanal suma papa fi mu tëdd suuf sedd si kawam di ko ñaanal suma papa Moulay Sène di ko ñaanal Adama di ko ñaanal Mbay Sène di ñaanal suma papa Bouré Diouf fi mu tëdd suuf sedd ci kawam di ko ñaanal suma yaay Ndéla Diouf fi mu tëdd suuf sedd ci kawam di ñaanal suma papa Doudou Touré fi mu tëdd suuf sedd ci kawam di ko ñaanal yaa Fat Ndoy di ñaanal képp ku dëddu di ñaanal Zil Balde Junior suma frère yàlla yërëm ko xaaree ko aljana di ñaanal papa Yadd fi mu tëdd suuf sedd ci kawam di ko ñaanal mboolem doomu aadama bu nekk ci biir suuf ñi caabi féete ginnaaw yàlla na leen suñu borom indiwaat ci barke yonent bi di nuyu waa ginnaaw raay bi ma dëkk di nuyu waa Pikine bu baax a baax di leen wax ni gis naa seen taxawaay di ko wax waa ginnaaw raay di ñaanal waa xam sa cosaan li ko dalee si président bi Malick Ngingue suñu papa di ñaanal suñu entraîneur moo ku sonn si ñun la di ñaanal lëppi Tawféex di ñaanal Vieux Touré di ñaanal ñi ñuy taxaw yëpp sonn nañ si ñun bi ñuy xale ba niñ toll nii di ñaanal mbëru écrit bi yëpp jàmm ci barke yonent bi. ñu gis ne da nga wàcc combat mais da nga def lu kenn musul de man li nga ma gis tey musuma koo gis répétition di ko def say mbokk dar la say xarit dar la inspiration boobu ak conseil boobu kan moo la ko conseil. du sama njàmbaarte du lu ma fi def lu kenn deful mais dama sekk ak ñëpp jàmm aw ma xaar ma yàlla ak kenn du ma wax lu ñaaw du ma fekkee fuñ koy waxee su ma mënul sonn si nit ki du ma jëf ci moom lu ñaaw moo waral tey xëy na su ma wootee nit ñi ñëw te wootewu ma sax ndax lii répétition tous la. parce que Serigne Saliou ma gisee ni saal bi mel dama tiit xam nga ndax répétition tous la préparé dimanche lii du événement dimanche la événement bi. boo gisee lii rek day wane ni waa Pikine ak waa ginnaaw raay ñëpp a ngi sama ginnaaw combat wéetuma ci benn yoon waaw ñëpp a ngi ciy jàpp. bu bëggoon xam tamit yàgg si Djibi Gueye ki lay tëggal sa tambour major boobu ba léegi mi ngi lay tëggal nan la demee. Djibi Gueye du sama tëggkatu ginnaaw raay yëpp la champion bu fi bëre Djibi Gueye moo lay ngemb tëggal la yàlla suñu borom defal la ndam ku sonn si ñun ñëpp la du Djibi Gueye yu Sokh du Djibi Gueye yu kenn Djibi Gueye yu ñëpp la muy ku baax bu ñu amee combat barki Serigne Saliou Mbacke nga jox ko dërëm ak nga ñàkk koo jox dërëm li ko war ci combat bi yëpp da koy def waaw kon yàlla na yàlla guddal fanam xam nga def ko artiste bu mag a mag a mag ñu ngi ko koy ñaanal te ñu ngi ci ginnaawam. dañuy ñëw si làmb ji nag sa diggante yaa Gamou Gueye parce que xool nañ ni Sokh dafa am départ bu baax jékki-jékki jël combat yoo xamante ni ñu naan ñi waroon ko jël ñi waroon na ko jël lan moo tax nga jël suwaaw Gamou Gueye. waaw gars yi ñooy wax rek ndax man làmb yàgguma si man ñi may bëreel nii yëpp ñi ma bëreel sama début carrière ba nii may waxee nii ñoom ñëpp ñoo ma raw ci làmb dama leen fee fekk ñëw bëreeg ñoom ba yàlla dogal ñu may tudd musuma bëreeg mbër moo xam sama premier combat ki ma bëreel sax bëri na 7 combat doog a bëreeg man ki ma njëkk a bëreel sama premier grand combat bëri na lu mat ay 16 combat doog a bëreeg man comprendre nga mais am na loo xam ne yàlla moom moo koy def si nit waaw li may wax rek du sama njàmbaarte am na lu yàlla def ci man nangu naa ko mais taxumaa naagu taxumaa def dara ndax defaguma dara ci làmb te fi gaa yi yegg ci kàttanu yàlla dinaa fa yegg ay jamono nag xale laa woon bu ma defee nii tey suba ma def na le mais dépassé naa jamono jooju li des. tournoi beeg yooyu. non même pas tournoi bi sax yeneen jamono ak yeneen i jamono mais dama xam ne lii nii ma dal nii ñàkk fayda la parce que tey fii ma nekk nii du sama place ci làmb waaw dama war a prouver waat leneen lu bokkul ak loolu te loolu lu méttee moo may xaar xam naa ko caaxaanatuma ci làmb waaw pour ñëpp dégg ko. Sokh dama ànd ak sama benn frère boo xamante ne Lamine bëgguma jël lépp Lamine damay bàyyi nga doxal tuuti kon merci beaucoup Gamou Gueye mi ngi wàcc yaa ngi wàcc fi mu toll nii préparation combat ni nga daan préparer sa combat waxuñu répétition beeg yooyu mais mystiquement moralement entraînement yi fi mu toll nii nan nga ko gisee ak nan yan kàddu nga si mën a sànni pour Gamou Gueye bàyyi ko xel. waaw xam nga nag kenn du jëm ci xare di naan am naa arme bi am naa arme bee waaye li wér te wóor mooy entraîné naa lu dal sama xel. te yaakaar naa ñi ma encadré li ma liggéey dal na seen xel bisu làmb ja laay xaar mu ñëw ma woon Gamou Gueye ni ko fii ma taxaw nii du sama place. sànq maa ngi dégg Lamine naan la dafa indi jën buy dund la lay indil stade.
waaw garaawul boobaa bu indee jën buy dund ma woon ko ni ko man doomu joolaa laa ci pepesu laa juddoo bu saf sàpp ak limon waaw doomu joolaa la sama yaay da daan jël jën muusal ko une semaine ñu ciy dund bu indee jën dama koy pepesu limon ko ba mu saf di ci xéewalu mu indi lool mais combat comme sa diggante Gamou Gueye mun nañ si xaar bëre lan lañ ci mën a xaar parce que yéen ñaa ay bërekat ngeen ay songukat ngeen ay dóorkat ngeen. waaye yow Gamou Gueye ku ne xam nañ du négocier bis man mii xam naa ko xoolal ay combat Gamou Gueye mais xoolal samay combat dama ni la ay événement yu mag a ngi fi yu nit ñi di waaj Sokh ak Gamou Gueye la ñuy waxtaanee événement yooyu dañuy xaar parce que xam nañ ni ñaari jàmbaar ñooy jëflante te mag Gamou Gueye mënuñoo naxante mënu ma ko nax mënu ma nax man li wér te wóor mooy liggéey naa li ma war a liggéey te bis boobu jotee bu Gamou Gueye arrière ma fekk ko bu avancé ñu daje ma bëre ak moom ñibbi. kon bëri dina feeñ. bu soobee yàlla ak yonent bi man laa wax li ma liggéey su bis baa bu arbitre poussé ma dox ci kaw Gamou Gueye appliqué loolu ñibbi. li ma liggéey bu bus baa bu arbitre poussé ma dox si Gamou Gueye mais sa wàllu supporter ak ñi nga war a woo ci combat bi ak ñi la war a jàppale est-ce que gis nga leen. waaw ñu ngi sant yàlla ndax tey gis nga fii ni mu mel te yaakaar naa ni nit ñi sax yëguñu li kon man tiituma arène nationale bii ma jëm ndax Pikine laa dëkk te doomu Pikine laa ñëpp a ngi sama ginnaaw Mortala duñu ngaaka supporter ASC Pikine comprendre nga moom moo yor mobilisation beeg lépp comprendre nga li wér te wóor mooy gars yi ñu ngi ciy jàpp di bëggee suma benn grand frère boo xam ne combat bi daj na ci lu nekk muy Ousmane Fall borom Batora kooku nit ku baax la waaw woo na ma taxawu na ma ci combat bi bu baax a baax maa ngi koy sant di ko gërëm di nuyu monsieur le maire Issakha Diop ak monsieur le maire Pape Ñambe bu Ginaaraay maa ngi koy bëggee bu baax dama ñëw këram toog mu ne ma bis ni ki tey yow yaay sama mbër amatuma mbër xam nga di nuyu Issakha Diop suma xarit di nuyu Ablaye Diop monsieur le maire bu Ginaaraay loxo musul jug ci man comprendre nga di nuyu ñoom Pape Diagne ñoom Mamadou Lamine Mbaye ñoom ñëpp dañuy taxaw ci samay affaire comprendre nga di ñaanal ñëpp jàmm comprendre nga di woo ñëpp ci bis bi di woo sama jigéen suma xarit Rama Maki maa ngi koy woo di woo Sara Diémé comprendre nga di woo El Hadj Kayta di ko wax ni ko ñu ngi lay déglu ci biir yi comprendre nga ñu ngi woo ñëpp di ñaanal Gamou Gueye tawféex ndax suma adversaire dong la du suma noonu ñu jëflante dimanche ma daan ko mu continuer carrière am mu continuer sama carrière. kàddu yu rafet kon rendez-vous dimanche. incha allah. di bëggee nag suma gaay yi suma booy yëpp maa leen di bëggee ndax sonn nañ ci man xam nga mafia bi ñëpp gis nga leen nii musuñu maa bàyyi lu ne jaar na fi. comprendre nga benn message dong laay lancé gars yi ak dégloo tuuti waay benn message dong laay lancé te dama bëgg Lamine nga génneel ma lii na ma nit ñi bàyyi ak sumay booy comprendre nga ñii mënuñu ma xañ ndam mënuñu ma may ndam ba may débuté ci làmb ba léegi ku ma gis les mêmes têtes ngay gis Esmo Talla Isma Zal Suul Demba Diaga Paulis xam nga man ñooñu ñooy sumay xarit bi may xale ba nu ma toll nii. ñi ma foowandool juddandoog ñoom yarandoog ñoom màggandoog ñoom ñëpp xam nañ samay xarit intime daam Alaaji Sey Zoro comprendre nga ñun ñëpp ñoo nekk ci koñ bi foowandoo bu ñu xale te dara ñaawul ñun ñëpp ku nekk day dem kër moroomam lekk dañuy solante yére na gaa yi bàyyi xaajaloo bi di dugg ci diggante ay nit man kenn mënu maa jaxase kenn ñëpp sumay nit lañ sumay waay lañ ñun ñëpp ñoo bokk liñ yéenante mais ñu si tuusi rek ñoo ñu bàyyiwul mais loolu ma leen di xamal ni champion yi si écurie bi yëpp loolu mënut a ñàkk fenn am na ci écurie yëpp mais li wér te wóor mooy ñun ñëpp ku ne xam na moromam damay ñaan rek yàlla na jàmm yàgg di ñaanal Eumeu Junior suma rakk day bëri ci bis bi yàlla na ko suñu borom defal ndam di ñaanal building suma rakk suñu borom defal ko ndam di ñaanal yu contact mbëru Pikine ñi am combat yëpp yàlla na leen suñu borom defal ndam bu sedd guy di ñaanalaat suma yaay gudd fan di ñaanal suma soxna Jike Diouf yàlla may ko jàmm ak tawféex di ñaanal suma rakk suma xarit Jacob day bëri ci bis bi yàlla na ko suñu borom defal ndam di ñaan Pikine ak bépp dëkk yàlla na fa jàmm yàgg di ñaanal Gamou Gueye tawféex di ko ñaanalaat ba dimanche mu ñëw ma daan ko ñibbi. non nitu mbooloo la waa Tëngéej dañ ko yaakaar waaw moo tax arène nationale du yomb incha allah non mënut a yomb incha allah waaw. tawféex jaajëf incha allah jaajëf.
Votre famille en Europe a l'habitude de vous envoyer de l'argent? L'application TapTapSend est votre solution. Depuis l'Europe, les frais sont fixes et ne dépassent jamais 2 €. Au Sénégal, vous recevez directement l'argent envoyé sur votre portefeuille Orange Money et sans aucun frais de retrait. Grâce à TapTapSend, plus personne n'a besoin de se déplacer. Vos proches en France, en Italie, en Espagne, en Allemagne, en Hollande, Belgique vous envoient directement de l'argent depuis leur canapé et vous le recevez dans votre Orange Money. Jërëjëf TapTapSend. 10 € offerts sur l'application TapTapSend en mettant le code promo LUTTV.